mbokk yi jërëjëf dal leen jàmm ci seen jotaay le point corona yemook tey alxamis fukki fan ak ñeent ci weeru mai ñu ñëw comme ni ñu koy defee bi feebar bi duggee ci réew mi ak léegi depuis le 2 mars bés bu ne ñu ñëw fii bokk ak yéen jotaay bi waxtaanee situation wu jàngoro ji ci biir réew mi waaye jotaay bi dañuy jéem a gëstu feebar bi ban njeexital la am ci suñu dundin ci suñu nekkin ak ci suñu ëllëg ba tax na ay segment yu bëri ci réew mi lañu fi faral di woo ku nekk ci li nga yor ñu xelli ci loo xam ne ni njariñ la ñu yaakaar ne ñi ñu fi woo tey wax dëgg fa yàlla war nañ ñoo mën a gindi ci bëccëg ak guddi yu ñu nekk nii ak yi ñuy dëgmal ndax soxla nañu leen te kàddu gi dafa delluwaat ci ñoom bu ma ñëwee léegi ci ñoom di ngeen xam lu tax ma wax loolu lu ko jiitu waa Kër Docteur defati nañu situation bi wax dëgg fa yàlla yaatalati nañu test yi ndax testé nañu lu toll ci 992 personnes juróom-ñeenti téeméeri nit ak juróom-ñeent fukk ak ñaar doomu jàngoro ji feeñ ci 84 personnes juróom-ñetti fukki nit ak ñeent yokku ci li fi nekkoon démb juróom-ñetti fukk ak ñeent yi boo ko ci yokkee kon ñi tëdd Kër Docteur ñi leen di toppatoo ci seen wàllu wér-gu-yaram toll nañu ci junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukki nit ak ñett bari na ndax réew mi en temps normal sax di wax ay junni place yi Kër Docteur bari na rawatina nag yeneen feebar yaa ngi fi ndax ñi daan jabet ñu ngi jabet ba léegi ñi daan amee tension ñu ngi am tension ba léegi ñi daan am yeneen feebar yu leen di tëral ñu ngi koy am te ñu ngi tëdd hôpital ba léegi donc lii lu bees la lu ci yokk ñu war a xam ni kon yëf yi xat na te lu muy gën di bari di ëpp loxo te bu ëppee loxo li ñuy bañ mooy li nga xam ne xëyee woon na ci dëkk ya nga xam ne fa la feebar bi tàmbalee ba ñu demee bay tànn doomu aadama nga xam ne faj nit ak yokk ko wér-gu-yaram moo la tax a jóg ñuy dem bay tànn kan la ñuy sauver ak kan la ñuy bàyyi bakkan bi rot loolu yàlla nañ ci yàlla musal te bu feebar yi baree Kër Docteur fa la ñuy mujj jarul ñuy lam-lame wax ji ndax bu ñu demee ba amatuñu pexe amatuñu fu ñu tëral nit bu ñu nee poste d'assistance respiratoire yi nga xam ne ni ñiy dugg sauvetage ñoom la ñu soxla waaw bu ñu ko amul kay alakul yàlla xam nga yooyu du poste yoo xam ne ñaar danañ ko bokk mënul nekk ñoom kay dangay xool koo koy jox ci dëkk tubaab yi mu xëyee dañu doon xool ki ñu koy jox ñu nattee ko ci yii xool ndax yaa ëpp chance pour dund te xam nga loolu yàllaa ko yor bu nit demee bay décider ni xool ñaari nit ne kii moo ëpp chance pour dund kii moo ëpp chance ci wàllu wér-gu-yaram nga xam ne yëf yaa ngi bëgg ëpp loolu la ñuy bañ mu yegsi ci réew mi waaye nañ ci góorgóorlu ndax nee nañu feebar bii mucc ci aajuwul ci daraja aajuwul ci poos bu diis aajuwul ci am te aajuwul ci tur ndax gis nga ko kenn bëggatul sax génn réew mi naan yaa ngi faju ji bitim réew kon ñun ñëpp a ci yem te li ñu ciy musal set ci suñuy loxo la saxoo tegtal yi nga xam ne waa Kër Docteur joxe nañu ko wàññi yitte yu bari yi wàññi saafonte bi yitte yi ku ci am juróom dajale ko dox ko benn yoon dugaat sa kër couvre-feu bi donte yéegal nañu ko waaye nag waxtu wiñ ci yokk du waxtu caaxaan yokkuñu ko ci pour nit ñi mën a ngalayaabe génn diggante 20h 21h dañu ko cee yokk ndax dafa am loo xam ne ni aussi moo ñu dab ñu ngi ci weeru koor nit ñi léeg-léeg ñu bëgg a dogee fenn ñi bi seen kër loolu yépp bokk na ci ñuy sant bu baax woo fi tey ñi nga xam ne kàddu gi dafa delluwaat ci ñoom ndax tolluwaayu réew mi tey mooy li nga xamante ni nii président de la république tegoon na ko ci kaw askan wi ñu bëri jàpp ni lu diis la ci seen pas-pas ci seen dundin ci seen diine seen imaan sax ñu demoon ba yaakaar ni dafay des bu ñu mënul dem ci jàkk julli bu ñu mënul a dem saafonte jeeg seeni nit delloowaat nañ leen kàddu gi tey muy kilifa diine yi di imaam yi ñu may leen ñu mën a ubbiwaat seeni barab ya nga xam ne fa la leen taalibe yi di fekk maa mbégte lool di fi dalal wax dëgg fi yàlla imaam Saybatu Cissé nangul na ma loolu imaam Saybatu Mbaye dalal jàmm. jërëjëf Abdallah ñu ngi lay nuyu bu baax di la jaajëfal aussi ci invitation bi di nuyu ñëpp ñu fekk ci kër gi ñëpp macha allah di nuyu aussi sama soppe sama wëllëre imaam Assane macha allah yal na yàlla defal leen tawfiix. imaam Saybatu Mbaye mooy imaam grande mosquée Scat Urbam dinañ dellusiwaat ak léegi taxawaay bu mu am ci jamono ji ak. feebar bi mu duggee ci biir réew mi ak léegi feggoo ci waxtaan wi jàkkaarloo ak moom imaam Assane Seck di lay massawu ndax dangaa jógee
du dëkk taax waaye nag ca wàll Sébikotane nga jóge may ñu fekk suñu fii ci jotaay bi nga jiite fa centre de l'initiative intellectuelle pour la traduction et la sensibilisation islamique danañ ci ñëw léegi Imam Assane Seck dalal jàmm. macha allah bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalatu wasalaamu ala ashraf al mursalin ñu ngi lay fay bu baax a baax a baax sëñ Abdoulaye Cissé di am mbégte gu rëy rëy ci dalal gi wax ak xeet wi surtout ki nga ma booleel wax naa la ko sànq sama xarit la sama wëllëre la sama doomi ndey la kon nag jàkkaarloog moom kooku day nekk beneen mbégte bu yokkuwaat ci invitation bi. gis nga da ngeen daan faral di gëj a gise di gëj a dugg waaye nag wi fi feer bi daa indi ñàkk aajo quoi wi fi yàlla bi moo gën gaaw yooyu yëpp feer bi ñàkk aajo la indi waaw imam Seybatou Mbaye bu ci fàttali yow bi yëf yi tàmbalee sax da ngaa delloowaat kàddu gi waa kër docteur ndax def nga xutba boo xam ne da ngaa woo kër docteur médecin nga ne ko xutba gi day imaama ko moom waaye nag am na loo xam ne nii sawal la ci yow laa bëgg nga waxtaan ak askan wi balaa ñuy ñëw ci loolu est-ce que yéen ñaan ñëpp nekk ngeen à l'aise pour nekk ci jotaay bi nga xam ne du jotaayu diine wax dëgg fi yàlla du waxtaanewuñu fii loo xam ne nii dañuy yéene ñi ci wàllu diine est-ce que nekk ngeen à l'aise jóge ci daara ya ñëw fii ci waxtaane loo xam ne nii xew-xew àdduna la xew-xew jamono ji la waaw bon alhamdulilah nous sommes vraiment à l'aise parce que daara moom bu àddoo rek di nga xam ne daara àdduna te daara moom dañ lay préparer ci anam yëpp macha allah su ko defee kay yal na yàlla defal tawfiix mais vraiment alhamdulilah nous sommes à l'aise. Imam Assane li tax ma koy wax mooy. waaw mënoon naa bañ a doon jotaayu diine finalement est-ce que amoon na ci yoon ci fi ñu toll nii ci feebar bi. xam nga l'islam dafa nekk diine yoo xam ne. lépp lu aju ci dundu doomu aadama bi def na ci ay jàngale yoo xam ne ñi gën a nekk spécialiste buñ ca delloo dañuy wax ni lii moo gën a rafet lii moo gën a jaadu mbir mi ñuy waxtaane am na benn journal américain bu ñuy wax Newsweek 20 mars bi am na benn scientifique bu ci publier benn article scientifique mu ne li l'islam jàngale ci mbiru épidémie suñ ko appliqué woon konoon feebar bi jeex na bi wallaay dëgg la man mi jàng gi ma jàng diine jàng l'islam ak li ma jàngal ci épidémie damay faral di wax ne président Macky Sall maa ko njëkk a tëj frontières yi dëgg la théoriquement et pratiquement théoriquement ci naka bi may def xutba ne dañu war a tëj frontières yi boobu 4 cas moo am Sénégal macha allah maanaam di fekk 4 cas yooyu yëpp ci benn avion lañ jógee ko ci réew mu am loola li l'islam jàngale mooy foofu kenn waratu fa jógee ko kenn waratu fa dem macha allah pratiquement sama soxna ndeyale nañ ko Gambie koo xam ne sama yaay lañ ko tuddee ñu war koy ngénte boobu 4 cas kese moo am est-ce que ma ne ko bul dem imam parce que l'islam dafa ne li bu xawee ci dëkk dañuy toog kon xam nga ne war nañu nekk à l'aise Imam Assane réglé woo problème bi parce que xam nga lu tax d'accord dama ko tukku quoi waaw xam nga lu tax waaw parce que li ñuy wax spirituel ak temporel oui bi temporel bi fekk see spirituel bi ndax bi kilifa yi ngànk réew mi fekk see ci loolu nga xam ne moom nga junj nga ne l'islam réglé na ko bi kilifa yi réew mi ñëwee fekk si l'islam kon ci loolu pourtant waroon naa yomb mais yombul benn yoon dëgg la te pourtant ña ko dëgëral l'islam bi ngay wax moom la ñu woote lu tax loolu di am waaw xam nga sax l'islam moom ay principe la ay jàngale la yu nu yaxal ku ca jaar nga ca ku ca jaarul itam la l'islam waxoon moom mu nga fale ala kulli yàlla xadis bi nga xam ne scientifique bi ci la sukkandiku wax li mu wax ñun ñëpp jàng nañ mooy épidémie mbas bu amee l'islam def na nañu isolé wu xadis boobu am na ñu koy boole même ce qu'on appelle les miracles scientifiques de la sunna ci naka yonent bi daf ne te li ci gën a doy waar yonent bi dundul ci mbas mais xam-xam bu ko yàlla xamal la jërëjëf ku nekk fu am loola même boo yaakaaree ne yaa gën a wér dërëm
toogal bul génn. tey après les sciences ñëw. wane période d'incubation. wane porteur sain. mu mel ni yonent bi loolu la ñu doon bàyyiloo xel. kon jàngale yi dafa leer naññi. man li ma jàpp. Sénégal mbir mi bi mu amee ba léegi. teg nañ ko ci waxtaan. teg nañ ko ci déggu. teg nañ ko ci ubbeeku. xëy na ba évolution bi am itam. ba nu ubbiwaat jàkka yi maanaam ubbi wuñ ko rek noonu bàyyi. dañ ko àndale ak ay mesures. mesures yooyu aussi kër docteur d'accord nañ ci. man am na benn document bu ñu ma joxoon bi koor gi di tàmbali docteur Cheikh Gueye. secrétaire général du cadre unitaire de l'islam moo ma ko joxoon en français. ma traduire ko en arabe. organisation mondiale. ñoo produire document boobu. ñoom li ñu wax. li ñu gën a bëgg. mooy barabu daje yi ndax feebar bi àndul ak daje. suñ ko mën a tëj moo gën. suñ ko mënta tëj di koy ubbi. nañu respecté mesures yi nga xam ne moom la kër docteur wax. yaakaar naa ne li ngay junj itam jàkka yi ubbiwuñ ko rek bàyyi noonu. xanaa kay day nekk occasion ñu wax suñu mbokk imam yi ak ñu yore imam yi kii yëpp. ne li tax ñu ubbi jàkka yi xëy na nit ñi ñoo wax ne dañ koo soxla dañ koo bëgg. te am na yeneen réew yu def woyefal googu. tudd nañ ci lu mel ni Arabie Saoudite tudd nañ ci lu mel ni Côte d'Ivoire. tudd nañ ci lu mel ni Indonésie tudd nañ ci lu mel ni Burkina Faso. mais woyefal la goo xam ne. nit ñi ñoo ko laaj ñi may leen ko. mais mayuñ leen ko ci furaas dañ leen ko may. ci mesures yi ñu leen joxe ñu sàmm ko. buñ ko sàmmut lor bu sa jógee ko. ñoom def nañ lu leen l'islam di condamné. ndax l'islam daf ne la darara wala dirara. nit ki doo lor sa bopp mais doo lor keneen. l'islam c'est une religion préventive. damay faral di wax ne à 80%. loolu mooy législation yi am ci adduna bi yëpp. bu lay moytuloo def lu bon mais yeneen dañuy xaar ba nga def lu bon rek ñu sanctionné la. damay faral di wax liy tegtale l'islam diine préventif la. araamal gi mu araamal sàngara. parce que sàngara tey boo ko jëlee sa xel day dem. mën nga def viol mën nga rey nit. bari yuy am ci dëkk bi dafay ànd ak xel mu dem. kon buñ daganalee nit ki mu jël luy def xel luy demal xelam. te bu defee yeneen yi ñuy jàpp ko loolu contradiction la. l'islam mi préventif lay demal xelu nit la njëkk a araamal. kon ma jàpp ne bu ñu nee nañu ubbi li ngay junj itam. dañ ko teg ci ay mesures. mesures yooyu ku ko respecté wut nag. amuloo problème ak waa kër docteur mais yàlla nga amal problème l'islam nga amal problème. parce que l'islam dafa bokk ci ces grandes 5 visées ce qu'on appelle les grandes 5 visées de l'islam al kulliyat al khamsa ñi wattul nit ñi seen jëm seen wér-gu-yaram seen alam kon luy gaañ lool rek bokkul ak l'islam. imam Seybatou Mbaye Scat Urbam ba ngay wootee di delloo kàddu gi waa kër docteur. est-ce que da nga njortoon ni xëy na moo la gën a mën a wax ak nit ñi li nga xamante ni moo fi nekk wala da nga njortoon ni nit ñi léeg-léeg seen texet mën naa dem ba ci bañ a dégg kàddu gu ñu leen di wax ci njàngale ba nga yokk woon sa bopp kàddu waa kër docteur boobu ci xutba bi. jërëjëf Abdallah macha allah xam nga loolu it bi ñu koy def yu bari taxaw na. vraiment aussi am na lu sama mbokk mi junj ne ba muy jël ay matuwaay daanaka 4K moo fi am mu am mbégte lool ci loolu. gis nga moment boobu ñuy oo docteur boobu muy ñëw ak xutba yu ko jiitu pratiquement ñun Sénégal amaguñu cas kon foofu dama fay àndax sama mbokk mi. macha allah ba ma déggee ne Italie am na dugg na fa rek dama ko dégg vendredi matin. ma changé sama xutba andi virus bi keroog ci laa def sama xutba nañu bàyyi xel quarantaine gi muy wax période yooyu yëpp na ngeen bàyyi xel le prophète li mu jàngale. ñu tegaat ci ay temps ma ne leen même gis nga 13 étudiants yooyu ne woon Wuhan. toll nañ jamono yoo xam ne bu ñu leen doon indi Sénégal ñu ne doy na baax na. kon gis nga yooyu yëpp dafay dëggal waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom wa ma yantiqu anil hawa déedéet kon loolu moo tax ñun fa ñu toll woon ñu ne alxuraan kat léeg-léeg da nga koy dégg boo ko déggulit nga dem ci ñi nga xamante ne yàlla dimbali na leen ñu dégg ko ñu ne la lii la ñu ne bon nag fasalu ahla zikri in kuntum la taalamuun
laaj leen ñi nga xamante ne yàlla may na leen expérience xam nañu mbir mi ci domaine boobu nga contextualiser ko ci affaire corona bi comme ñoom ñooy kër docteur ñoom ñooy saytu sa message dina jàll ñu ngi lay déglu mais léeg-léeg nga indi benn touche boo xamante ne dafay nekk une personne étrangère nga indi ko bi ñu ko indee à notre grande surprise macha allah moom it ñu ngi koy nuyu docteur Konaté clinique Marie ngeen baal ñu ci loolu. mu jàllale message bi bu baax. donc xamoon naa ne am na yoo xamante ne man mënuma ko wax donte le mën naa ko gëstu wax ko waaye la muy laaj ci wàllu technique ci wàllu ay mots yoo xamante ne ñoom seen jargon moom la ñuy utiliser ah virus nan lay toxoo virus bu nekkee ci bërëb sàngam nan la fay toogee nan lay déplacé woo ñoom ñooñu ko gën a xam. te jamono boobu comme mbir mi ñu ngi koy dégg Italie mu ngi commencé di dugg Sénégal ndànk-ndànk ma ne bon kat nañ alerté ma saisir ko mu ñëw ma ne kat nag lii moo am situation baa ngi nii waxalax askan wi donc loolu lañ ci jublu boo ñëpp rafetlu ko donc daf lay wan ne la l'islam aussi dafa ubbeeku l'islam xatul donc imam bi rek warul xam lépp parce que di nga gis ayat yu baree bari xëj na temps bi moo ko dul may tey boo ko doon firi yow en tant que imam te màccoo woo ci loolu le médecin moo la koy gën a xam moo lay gën a xam ne nangam la donc loolu aussi dañu koy def régulièrement fu ñu egsi rek ci dara ci diine ci xadis wala ci nangam laaj nañu koo xamante ne moom la yàlla dimbali xelam màcce woo ci loolu ñu ne ah lii kat lan nga ci gis si yéen li ngeen jàng mu wax ñu comparer alquran comparer sunna su ko defee nag mën a jàllale suñu message donc bés boobu loolu lañ ko jublu woon te macha allah defaat nañ ko wax moom defaat ko ay yoon te ba tey ji ñu ngi ci domaine boobu. Imam xam nga gis mu ne fàng ci lu ñuy weddi yàgg na ci àddina léeg-léeg saalit la ngeen mën ci dara waaw ñu ngay jàngale ni bés bi nga xam ne sang bu tedd ba génn àdduna sallallahu alayhi wa sallam Seydina Omar taxaw na ne ku ko wax maccor la parce que saalit na ci ni kii warul mën a génn àdduna amul weddi boobu weddi saalit la waaye fii ci biir réew mi léeg-léeg ñu gis aussi weddi boo xam ne c'est-à-dire mel na ni kii dañuy dox sax ci xelu nit ñi xam ni feebar bi mu ngi fi discours bi ñu gën a dégg mooy waaw mais kaay leen ñu toog ñaan yàlla ci ñaanin boo xamante ne ni mbooloo la ñuy woote loolu finalement day mel ni borom xam-xam yi yéen waxuma ni yéen a leen fi teewal yéen borom xam-xam yi globalement day mel ni dañuy dox ci xelu nit parce que loolu soo ko deful day mel ni da ngay génnee sa bopp sax ci communauté de croyants bi nga xam ne nii moom la ñuy woote ci mbooloo moomu parce que mbooloo moom buñ fa wootee ne kaay leen wàccee kaamil boo demul sax ñu génne la ci xeet wa nga xam ne ñooy wàccee kaamil loolu imam ci njàngat ci suñu société tolluwaay bi nu ñuy doxale waaw xam nga bu ma déggee sa laaj bi doomu aadama bi dafa am nu ko yàlla binde rawatina boo ne jullit nga rek am nga ci loo xamante ne ci nga ne donc foofu nga ne ci biir war fa dund ci biir communauté bi dafa am lu la war dafa am noo war mën dunde mais diine du làmbatu diine ay texte la yu fi ne nii ngay doxale nii ngay doxale donc jamono bu ñu toogee ne war nañu def ñaan ci mbooloo mais nañu ko def ak teewaayu bakken nañu ko def ak dal nañu ko def it ak sécurité imaam wax na la léegi sàmm bakkenu doomu aadama sàmm jëmm doomu aadama muy wéru doomu aadama mais bu fekkente ne conditions yi jàppandiwul da ngay xam ne conditions yi jàppandiwul bu conditions yi jàppandee rek en tant que jullit da nga ci war a dem ànd ci ak communauté bi loolu nag moo xam imaam la moo xam ku mu mën a doon am nga ci rôle boo ci war mën a jouer rawatina ñi ñuy xaar comme peut-être imaam yi nga junj su ko defee ñoom li leen war mooy ñu orienter askan wi ci yooyu parce que du ñëpp ñoom la ñoo xelu màccawu ci loolu donc imaam bi moom mooy war a ñëw orienter askan wi ne leen kat direction bu baax bi mu ngi nii la ñu war a mën a defee nii la ñu war a mën defee bu ma déggee sa laaj bi bu baax defe naa ne moom am na ci rôle bu mag bu mu war a jouer fi ñu toll nag si dëkk bi nag ñaan foog mu am parce que dañu lay wax ne la mbir mi mbiru suñu borom la naam mbiru suñu borom la mais suñu borom nag moom dafa ñu andil ay asbaab lii bu ngeen fi jaaree lii bu ngeen fi jaaree duñ jël lépp ne dañu koy bàyyi ci loxol yàlla maanaam dañuy def tawakkul paatawaakul mboo yàlla daal moo fi ne yàlla moo fi ne déedéet mais yal na yàlla bay sa tool da ngay def li nga war a def bu pare li ci des nga bàyyeex suñu borom gis nga boo xoolee même jamono bi suñu borom bu ñuy wax ne na ngeen topp ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen autorité ñi nga xamante ne mbir mi seen loxo la ne ulil amri minkum atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum mais jamono bi
kenn gënu see yey les médecins kenn gënu leen ci yey. est-ce que sax du ñoom 100% wala ba 90% parce que ñoom ñoo xam mbir mi bu baax su ko defee nag ñoom nga lëkkoo ñoom jël li la alxuraan wax li la sunna wax nga méngaloo ko ak science li mu andi wax nañ la fi léegi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba muy wax yu ni mel nga xam ne bon science moom wax dëgg yàlla l'islam mënu si des ginnaaw gon yooyu mooy tax imam bi dafay am ñu koy dimbali ay support yu muy am léeg-léeg mu jële ko ci médecin bi léeg-léeg mu jële ko ci keneen pour mën a jouer rôle am pleinement ci biir communauté bi waaw. Imam Hassan Seck macha allah léeg-léeg nag ñu gis imam wala borom xam-xam bi. doy loo xam-xamam. ba leneen loo xam ne ni lu étranger la ci lii muy jàng ci diine. maanaam dafay réfractaire. nga gis ñoo xam ne ñoom la ñuy xaw a tuddee sax parfois des fondamentalistes wala ñoo ay rigoristes. réfractaire ci lépp loo xam ne ni beneen xeetu xam-xam la est-ce que ci jamono jii. jàngalekat imam. wala kilifa diine. war naa bañ mën a bañ li waa kër docteur wax digle ko te ne allah kulli haal lii moo mënta ñàkk. pour le tontu la. damay déparé ci benn fait historique. buy tontu laaj bi di ko leeral suñ demee ibnu Hajar al Asqalani ci borom xam-xamu lislaam yu mag la mu sharh Sahihul Bukhari mais borom xam-xamu lislaam yi dañ doon nekk encyclopédiste pluridisciplinaire da ngay jàngee fii jàngaat feneen noonu la bindee benn livre sur les épidémies te moo ibnu Hajar al Asqalani mu tuddee ko badlu al-maa'un fi fadli at-taa'un livre boobu jàngkat yi xam nañ ko dafay wax 749 épidémie bi am na en Syrie parce que am na ku bari ko xam ne damay faral di wax ne amateurisme moo ñu rey jërëjëf moo ñu sonal amateurisme parfois je dis épuisant et réducteur ndax boo jiitoo ci barab fu ñu lay déggee wala fooy waxee wala fooy leneen yàlla xam sa formation ak sa jàng àgg na fa ñu jàpp ne tu es l'autorité suprême nga jàppee sa bopp noonu ñi def la référence di dellu ci say atte te yàlla li yàlla xam doon man gis naa fi lu nekk ba jërëjëf gis naa fi lu nekk gis naa fi kuy jàng Laxdari balaa muy pare mu dem ci benn rajo di fa def émission gis naa loolu te pareegul may wax ne gis naa fi koo xam ne wóor na ko ne ko li mu xam ci lislaam su gisoon koo xam ne wóor na ko ne ko xam-xamam ci médecine foofu la yem du nangu mu faj ko du nangu mu faj doomam du nangu mu faj jabaram mais ñeme nay def boppam mufti ci lislaam loolu amateurisme la bu xam-xam donc batlul maun fi fadli taun ibn Hajar al Asqalani 749 ba loolu amee amateuriste yooyu nga xam ne ñoom la ñuy déglu xëy na ñoo njëkk ci waxukaay yi wala yu benn considération yu bari ñoom ñu gis ne dañu war a dem ca àll ba dajee fa ñetti fan muy rassemblement yi nga doon wax di jàng alxuraan di wàcc kaamil di ñaan di woor Ibn Hajar al Asqalani mu ne ku ñu wax Shamsuddin al Manbaji xam l'islam xam hadis yu ñu doon wax nekk vrai expert xam nga amateurisme day suul expert genre corruption la parce que corruption mooy da nga fiy teg ci place bi ku ko yeeyowul kooku bu gisee ku ko yeeyoo sax daf koy xeex maanaam Shamsuddin al Manbaji mu ne leen bu leen def loolu en tant que expert en tant que kuy wax en expertise en parfaite connaissance du cause mais il y avait un formalisme boo xam ne kooku kenn déggulu ko woon ñu dem daje ne dañuy wàcc kaamil dañuy jàng alxuraan dañuy tudd yàlla ñetti fan Ibn Hajar al Asqalani mu ne daje boobu balaa ñu koy def 40 personnes moo doon dee par jour mais gannaaw bañ ko defee plus de 1000 personnes ñu daan dee par jour Allahu akbar dama la bëgg a wax ne
yaa ngi wax des fois nga jàpp ne nu ñuy ràññee. kii waxee xam-xam. imaam taxawal foofu tuuti loolu am nañ ci dalil bu wér ci yoon wi. pour wax ni lu mel noonu xew na ci jamono. jox naa la livre. date bi yëpp te no fi ma ci bëgg a ñëw mooy. dafa xaw a yéeme. que ñu bañ a jàngee ci loolu. bu fekkee ni li ñuy woote. mooy benn l'islam bi nga xam ne nii moo ñu fi dajale tey. ndax ñu woo leen yee borom xam-xam yi. loolu mais dafa mel ni luy reproduire la wala. parce que dafa mel ni soo jëlee scénario boobu. pratiquement l'histoire se répète. pratiquement ñun ñu ngi koy dund dafa mel ni. oui. Il y avait un penseur qui disait que l'histoire est toujours l'histoire moderne. mooy lan mooy liy am fii tey. am na nature nit. ak tibu nit. yu nekkoon ci jeneen jamono. xewoon na defoon fa lu dëpp ak loola. même nature nit boobu même tibu nit boobu. ñëwaat ci jamono ji defaat lu mel noonu. wallaay. waaye li ma la wax nii boo demee ci. fadlu badlul maawun fi fadli taawun bi Ibn Hajar al Asqalani daf ko bind. loolu ba ma ko si gisee wax naa la ne mbiru feebar bi. c'est-à-dire mbiru nit ki ak boromam la. ak li mu bëgg a jëriñ réew mi te yàlla tax. damay dégg ñu naan imaam yi lu tax ministère yi boole wuñ leen ci lu tax ma ne leen ministère yi buñ leen ci boolewul sax imaam yi ñu ngi def la leen war. seen digganteeg seen borom man wax naa leen ba ma ciy def xutba. Sénégal ñeenti kaa la am moo wax li ma wax. mais atte bi est-ce que. waroon nañ ko delloowaat sax naan imaam yi war nañ ci wax est-ce que. comme nangu nañu ni république laïque nag la ñu nekk. loolu dañ koy wax ba pare. buñ ci déggoo ñu door a jàll ci leneen. macha allah parce que bu fekkoon dañoo bëgg a dox ci leneen. ñu soppi ba pare ci loolu la ñu ne déggoo nañu ni république laïque la ñu nekk. alhamdulilah. kilifteef gi am na ku ko yor. est-ce que baax na sax ñuy werante ci wàll boobu bu ñu bëggee nekk nation bi nga xam ne moom la ñu bëgg a nekk. maanaam bennoo te suñu bennoo lépp ci. pas-pas la nekk. dialogue islamo-chrétien defe naa ni. Sénégal moo ko gën a màndargaal ci àdduna bi. est-ce que baax na ñuy léegi xëccoo ak kilifa temporel bi ci wàll bi nga xam ne nii wane na ni li mu ci bëgg rek mooy. sauver askan wi sauver nation bi. mais mbokk mi wax na ko ay alxuraan bi leer na. jërëjëf ci laa doon expliquer. man bi ma gisee texte boobu mu am solo. gis nga mbiru coronavirus bi. traduire naa ci ñetti texte publié ko. ëpp na ko sax. incha allah. benn bi c'était intitulé les grands savants de l'islam et leur mise en garde contre les rassemblements lors des épidémies. tas naa ko nit ñu bari liir nañ ko. donc ci texte boobu ci laa waxee cas boobu ma jàpp ne nit ñi buñ déggoon cas boobu dinañ ci jàngee lu bare autorité mbokk mi wax na ko gis nga nit ñi dañu war a jàngat gis nga des fois dañuy am intérêt ci topp nguur dañuy am intérêt ci topp autorité ndax dafa am problème yoo xam ne la koy régleel ci nguur kese la mën a jógee ko bu ko nguur réglewul ak pëccëxu moo ci am. jërëjëf wallaay dëgg la. tey mos naa ko wax ci benn enregistrement yi tëj jàkk yi. ku ci d'accord ak ku ci d'accordul. bu ci état waxee. ñëpp war a ranger. loolu la ñu l'islam sant. si lu wér. loolu la ñu diina sant. mooy njëriñu waxu état. damay faral di wax ne l'état post-colonial a été animé d'un certain complexe face à certaines questions qui touchent la religion, mais qui auront des répercussions directes sur les populations. mais imam loo gis ak jamono bi. léegi nag moo tax l'islam jox leen doole jooju. est-ce que ñu war leen koy nangul itam. mais est-ce que imam Seybatou pour rebondir est-ce que lu nekk ak jamono ba ñu koy régler la. parce que bañ a nangu kilifteefu état. xëy na du ci moment yu mel nii. lañu koy mën di contester ba di contester ay décisions. mu ngi mel ni li ma junj sànq. ci ne république laïque la ñu nekk. te loolu ba mu fiy dañ loolu moo fi nekk.
dañu ciy déggoo. d'accord ci. mais du ci situation bu mel nii dañu koy contester état bi ci bëgg koo ne. mënoo ñoo teg ñun aji gëm ji. teg ñi leneen loo xamante ni daf ñuy gàllankoor ci suñu wàllu doxalinu diine. am déet. waaw non état moom xam nga imaam wax na la ko te moom nga waxaat léegi xam nga fi ñu toll ci contexte bi état dañ koy déggal. état moom lu mu jël comme ba mu nañ tëj leen jàkka yi dañ koy déggal ci loolu te l'islam moo la koy digal boo ko tëjulee l'islam état dafay dal ci sa kaw kon moom am na foo xamante ne autorité am la kooku l'islam daf ko nangu kon yow da nga ko koy nangul donc boo ko nangulee nag moom lu mu la jox nag yow nag lu la boobaa ngay seet muus mu ne nan ngay toje sa bopp ginnaaw mais état moom boo nekkee ci état lay moom mënoo ne damay yor sama état bopp moom mu yor état bopp moom mooy autorité bi moom mooy yor pouvoir de décision yi kon moom li mu décidé askan wi dañ ciy ànd kon bul ne man kat religieux bi ne man du ma àndax moom mooy li nga junj sànq mooy jur li imam doon junj sànq pëcc xoo bi ku nekk ne daf ma war a recevoir dama war a bokk ci nangam mais doonoo doxalal sa xelaat yow am nga la doy est-ce que sax matal nañ ko mais yow audience bi ngay am par semaine par jour mais autorité bi amu ko donc man nga véhiculer sa message yaa ngi wax askan wi ñu ngi lay déggal boo toogee yow imam di xutba boo ko fekkoon muy wax ak mbooloo mi presque des milliers de personnes daanaka doo gis sax ku saxat mais état bu doon wax loolu du fa am kon yow am nga pouvoir benn bi moom bàyyi na la xel mais nag pouvoir de décision bi da nga koy bàyyi ak moom donc jamono bi du jamono bu ñu xëccoo ak état si bu ne tëj leen ngeen tëj imam wax na la ko dafa am épidémie bu am pandémie la kon loraange mu ngi fi mais chariatul islamiyya moo la wax ne la mooy ta nakul gis nga même yàlla bari na ci alquran fu mu wax ne xuzu xisrakum jël leen seen matuwaay donc kon doo toog ba mbir mi dal sa kaw nga ne na xobbeeku bala ngaa lakkale kon nit ki da ngay def prévention avant donc état bu gisee ne lii loraange la nga def bon même bu fekkente ne dafay juumit ëllëg dina gis ne man kat jëloon naa nangam juum naa xëj na par modestie mu dellu si wala nangam mais autorité daal kenn du xëccoo ak moom bu jëlee décision ne nañ fermer jàkka yi kon dañu koy fermer mais nga xool ne lii moo xew même bu loolu xewul woon mu ne tëj leen jàkka it mënoo jaamaar loxo état da ngay négocier ak moom rek waaye état kenn du xëccoo ak moom. imam loolu indi ñu ci situation wu tey. xam nga weesu nañ jamono yi tëj leen jàkka yi. dëgg la tey état delloowaat na. responsabilité bi. borom jàkka yi. kilifa diine yi. waaye fàttewuñu li nga xam ne nii moom moo fi nekk. feebar bi moo fi nekk. delloo leen responsabilité yi tey. sa naka ngeen koy. yore. te sédd ëllëg. bañ a toog bu ñuy nettali ëllëg. ne ba ñu leen ko joxee la yëf yi toj. tey loolu moo fi nekk comme question. jërëjëf Abdallah loolu mooy question bi xam nga léegi état bi delloo nañu mbir mi. mais aussi man nga jàngat nañ la ko delloowee xëj na am na foo xamante ne duñu wax ci moom lu bari waaye liñ naan nga lire entre les lignes léeg-léeg dafa am solo mbir danañ la ko wax nga jàngat ko bu baax donc jàngat dafa am solo te mbir bu xewee nga ne tekk parce que boo ne tekk rek tekk wan la yoon bul yàkkamti mukk kon moom am na lenn ci askan wi ñoo xamante ne xëj na ñu ngi kii ak moom c'est que foofu aussi xëj na buñ ko mënee wax état dafa xaw a dellu ginnaaw tuuti ci yenn yi mais am na loo xam ne bu gisee ne lii moo baax ci askan wi moom dafay taxaw imposé wu ne lii moo baax ci askan wi sama gisin lii la ba ker laneen di xew mais bu fekkee loolu amagul mu dellu ginnaaw loolu moo indi état bi jamono bi mu jëlaat mbir mi delloo ko religieux yi mais ci anam boo xamante ne anam bu tàng la dafa tar ku si nekk jaaxle nga loolu nag mooy tax ñun ñu war a teey ñun de suñu côté. yéen a ko laaj de ñu jox leen ko. non bul waaw non bul ne yéen a ko laaj. waaw imam damay xaw a kii rek mais boo nee yéen dama ko delloowaat kilifa diine imam yi ba tey mën nañ ci dugal ñëpp. mais mooy du majorité bi. du majorité bi ñoo ko demandé parce que ñëpp a ngi toog fi ñu toog di def la état de def terew ñu julli terew ñu def leneen terew ñu def leneen gis nga même xataa dem Makka baytullahil haram mais yàlla bu ci tegee condition al istitaa daf ci kii foog nga nekk ku wér. sécurité day am laneen day am mais aj màkk donc kon laneen lu ni mel kon bu fekkente ne suñu borom dafa indi mbas mais yonent bi waxoon na fu mu am bu leen fa dem xoolal yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxul sax virus ku laal laaj ku laal soble bul jege suñu jàkka yi
dérangement ba lay bañ. mais virus ñëw nga xamante ne moom nag wér-gu-yaramu doomu aadama imaam wax na la léegi l'islam dafa bokk ci ay fondement am sàmm wér-gu-yaramu doomu aadama bi kon nag bu ñu ko joxee ci jamono bi ñu gis ne cas yi mu ngi gën di yokku parce que boo demee parce que yooyu tamit bi mu ko waxee rek ñu ni dañu def la ñu daan def dañu laaj kër docteur waa mbir mi fi mu toll nii di dem lan ngeen ci xelaat mbir yi nan lay demee ñu ne ñu kon mbir yi ni mu jógee di dem ñoom ci seen jargon am na fu ñu tuddee bu demee ba ci pic bi door a wàcc waat mais eggagul foofu xëj na mais bu ñu ko joxee xëj na moom bëgg nañu delloo mbir mi ci anam boo xam ne gënalu ko ku gis mbir mi rek da nga xam ne gënalu ko. yow da nga foog ni delloo ñàkk pexe la. waaw delloo ñàkk pexe la moom. delloo ñàkk pexe la waaw delloo ñàkk pexe bon bu boobaa nag bañuñu ko mais imam yi bu boobaa nañu jël seen stratégie. mais imam mënoo leen baal ma rek ci ma maas nuun gi. mënoo leen demander bu paree bëgg a bañ. finalement ñu jox leen ko ngeen ne joxin bi baaxul. waaw xam nga joxin wi baaxul waxuñu sax du joxin wi baaxul waaye période bii moo baaxul parce que xoolal Abdallah mbir mi mu ngi yokku rek. mbir mi mu ngi yokku te rawatina boo xoolee Dakar densité bi fi am nit ñi ñuy dundee. est-ce que loolu moo indi imam ñu bari wax nañ wanew nañ. jël responsabilité ñoom day ni mu mel nii mënuñoo ubbi. ñun ñii si lañ bokk. mënuñu ubbi lu tax parce que dañuy xelaat askan wi nga nekkal il faut que ñu nekk aussi ay responsable am na ñu bari ni ñu koy tuddee ay personnes vulnérables ay mag ñaa ngi fi boo demee kër docteur dañ lay wax ñi mu gën a yeb di leen sonal sax far mooy mag ñi yan mag ñi nga xamante ne xëj na am na jàngoro ju nekkoon ci ñoom. lu mel ni feebaru sëxët yi feebaru asma yi ak yeneen. yooyu bu ñëwee mën na leen faagaagal te mag ñooñu aussi def nañ seen carrière ci àddina lu bare bari fa ñuy delluwaat di fa wéetal seen baroom li ci ëpp ci jàkka yi la. ñooñu aussi da nga leen di bàyyi xel même non seulement ñi eggul âge boobu aussi mbir mi mën na leen loofal donte la ñoom bu leen dalee man si la ñuy ëppee yaakaar ne mën nañ ci génn waaye est-ce que dañ ci génn loolu mbiru yàlla la donc fi mu toll nii nga gis yooyu yëpp ci conditions yi xoolal bu fekkonte ne dañu ko ubbi tey par exemple ñun ñi nga xamante ne dem ku ko ubbi nag xëj na yàlla na leen yàlla dimbali ba ñu jël matuwaay te yàlla na fa nekk aussi parce que lépp baax na mais ñun ku se ne da ngay xelaat ni ngay xelaate boo xoolee jàkk yëpp ay moquette lañ ko teg te dañ lay wax ne le virus bi bu dalee ci moquette lu mel ni tissu mën na fa toog presque pendant 4 heures à 5 heures de temps boo fa jullee tisbaar ku ñëw saxat ci wala tisseeli si mën na fa des ba feex 5 heures de temps mu door fa di jóg keneen ku ñëwoon timis wala gée mën na ko fa jële yóbbu ko njabootam dafa gën a sew sax yëfi yemul ci tissu li rek ndax tissu boo ko déggee sax léegi mos naa dem ci jàkka wër na yàlla ci bi yëf yi tàmbali la dégg nañ ko tissu bu mag ci biir jàkka ji waaye gis nga ku nekk ngi xool di xool kan la fu mu jógee jërëjëf wallaay jërëjëf mais yëf yi xam nga virus bi lu muy gën di dem nit ñi di ko gën di xam di ko gën di maîtriser wax nañu ne yematul sax ci tissu wala ci sa ci wax rek wax rek nit day yàbbi loo xamante ni nii jërëjëf mën naa indi lor jërëjëf ba ci wax ji rek masque yi te aussi comme noonu est-ce que ñëpp dinañ sol masque yi ni mu jaadoo est-ce que masque yi norme yi baax na ba nga xamante ne masque bi ci sikkim bi rek voilà yaakaar ni foofu yooyu yëpp mu ngi ci bon di nga gis koo xam ne ku mel ni man di nga sol benn masque ñetti fan doo ko changé wala yu ni mel bon yooyu yëpp mu ngi ci masque bi nga fi yegsee moom masque bu bees la waaw mais waaw bon bu bees tàq waaw mais sant yàlla alhamdulilah bon jàppukaay yi aussi xoolal boo demee ci masque yi bëri bu jàppukaay yi mais paramètres yooyu yëpp da nga koy teg nga xool ko nga gis ne am na ay risques yoo xamante ne mu ngi fi te selon bi ñu déggee aussi ministre de l'intérieur bi mu wax mu ne selon le rythme malikite kat gis na ne 13 personnes mën nañ def juma bëgguñu mu passé nombre bi defe naa noonu la waxee donc même d'accord même bu ñu ko passé woon mu ne bon 100 personnes c'est bon 200 c'est bon 300 selon si jàkka yu mel mais là bu boobaa problème mën naa am bu fekkente ne da nga am nombre boobu nga tëj jàkka ji wala nga taxaw ne ku ñëw nga ne ko bul dugg moom si communauté bi la bokk dina ne ëpploo ma si sañ-sañ damay julli comme ñëpp su ko defee pëccëxoo bi am est-ce que distanciation bi dinañ ko respecter comme il le faut est-ce que nit ñi matuwaay yi ñu war a jël mesure de barrière yëpp dinañ ko jël donc yooyu aussi ay questions yu ñu war a ma laaj te aussi dafa am leneen lu ci am aussi muy man en commençant man mi di wax muy que ñàkk orma gi nga xamante ne am na ci doomu aadama yi tubaab di ko wax indiscipline su ko defee nit ñi dañuy yaakaar ne fu ñu dem nu leen neex ñu nekk fa dañuy yaroo seen sago mais yu demee noonu yow boo demee ba ne mbir mi dinaa ko endossé wu vraiment war nga jël say responsabilité
nga ne man kat en tant que autorité man maay limaam nii laa bëgg ma def ko xëj na du ñëpp ko man majorité bi fii ci Sénégal duñ ko man peut-être ay cas exceptionnel ay jàkka yu isolé peut-être ndax wala boog jàkka joo xam ne nit moo ko yoroon ci këram wala jàkka ji diw dey moom moo ko moomal boppam wala nangam xam ne am na sañ-sañ mais jàkka yi nga xamante ne sur les quartiers la ne wala yu ni mel ci population yooyu daanaka pour def fa lu ni mel du yomb te mbir mi aussi mooy li ma wax ne xëj na yàkkamti mu ngi ci mooy mbir mi mu ngi yéeg tolloogul fenn 23 décès yi bésu tay bi xoolal imam ba mu lay wax ne ba muy tàmbali deux cas waxaguñu sax laneen ba ñuy demee ba ne nañ tëj mosquée wala nangam mais donc kon ñu gis ne jamono bi ci jàkka yi dafa teel beneen bi aussi mooy ci weeru koor macha allah lii yàlla sew-sew bi mu def ci weeru koor bay oyofal doomu aadama yëpp ñuy man dem si jàkka yi dafay fees xoolal ruche boobu fay am mais foofu bu fekkente ne amuloo benn autorité bi mais du dem état bu ne dinaa leen accompagner wala nangam est-ce que mën na jàkka bu ne mu teg fa benn agent wala 2 wala 3 ñuy assurer sécurité bi wala nangam donc parfois nga ne déet donc yooyu paramètres yooyu boo ko tegee nga ne ay risque la daxuñu ne joxaat nañu ko dañu waxtaan ak suñu askan fi mu toll nii bi mu ko waxee rek la ñu oo suñu askan waxtaan ak ñoom ne leen nan ngeen gisee mais différent nit ñi wax ñu ne bon nag nañu muñandeku feex ayubés feex ñaari ayubés ba mbir mi ñu seet fan la toll ci réew mi ak yan matuwaay la ñu jël bu boobaa nag di nga préparer askan wi psychologiquement ba ñoom boo ne leen téeméeri nit laa bëgg de ku fa 1h30 fekkul bul ñëw ba ñëpp nangu loolu benn bunta la ci yooyu maanaam ci anam yooyu bu ñu demoon ba ubbi di am nga waxtaan ak ñoom conscientiser leen ne leen dañu war a jël ay responsabilités dañu war a def nangam dañu war a def nangam te kenn mënul kii te aussi boo ko ubbee jàkka yi noonu te jëloo yenn mesure de sécurité yi da nga gis koo xamante ne dafay jóge bërëb sàngam jaay na fii génn na fii dox na soxlaam fii waxtu jot mu ñëw dugg ci jàkka ji. déet loolu kay mooy jàkka fu la waxtu fu mu la. mu ngi noonu bu boobaa nag lu mel noonu ñun loolu la ñuy ragal jamono bi parce que mbas mi jógu fi dafay gën a yokku. dafay gën a yokku. imaam yenn ubbi yi est-ce que tëj gënu ko. waaw mais si ñun day tëj la ñu gis moo tax ñu tëj ko. tëj la ñu gis moo tax ñu tëj ko. juma Scat Urbam mi nga xam ne yaa comité yéen a fa nekk. ajjuma ji nan ngeen di wootewu leen. pour julli. non ñun depuis corona bi commencé. waaw non par rapport ak situation bu bees bi. xam nga depuis corona bi état d'urgence fi nekkoon. ñu tëj ñu tere. dëgg la léegi nag dañoo maye ubbi. voilà loolu moo tax may woote. xam nga wax naa la ne dañu ne nañu xaarandi feex une semaine jëm 2 semaines. mais ñun nañu daan def la ñuy def. fi mu toll ñoom ñu ngi xaar seen xutba juma aljuma gune seen xutba juma day am na mu daan amee damay toog dem si jumaa ja noddakat bi noddal ma yegg sa minbar bi def la may def waxtaan ak ñoom ci xutba tay bi ne leen nii la ax nii ñu ngi toog seen kër. boobu ana jaamu yàlla ñu ngi toog seen kër di ko suivre. bu boobaa après nga gis même luñ daawul am sax dinañ ko am réaction yi ay questions ñu posé ko ñu préparé waat ko ci beneen xutba bii ñëw chaque vendredi ko jëfee ñu ngi koy def. da ngeen war a gën a moderniser nag. waaw mais non imaam yi moderne nañ non imaam yi boo xoolee imaam Assane donc nga ne macha allah xam nga mu ngi la koy wax mu ngi def ay livres mu ngi publier parce que ñun aussi yemuñu ci waxuma la bon mais lépp loo xamante ne si réseau yi ñu ngi ci Twitter bi léeg-léeg ñu ngi tweeter suñu xutba yi suñu yëpp di ko envoyé faneen ak faneen donc même tey jii maa ngi lay wax ne la sax da nga ma siif ñoom maa ngi leen di jéggalu waa Scat Urbam tey dañu waroon def benn waxtaan ci Zoom waxtaane tafsirul Quran webinaire yi moom xew na temps yi waaw programmé woon nañ ko ba ñoom à 17h waroon nañ toog ñu def suñu jàng ñun ñëpp en ligne mais vraiment lii moo tax maa ngi leen di jéggalu ñoom am nañ compréhension donc vraiment ñun si yooyu loolu la ñu nekk donc bépp loo xam ne l'islam may nañu ko rek ñu ngi koy jëfandikoo même benn xadis doon tele bu ñu ne daif la wala nangam waaye rafet na mooy wax bañ na yonente bi moo ko wax utlubul ilma walaw bi siin maanaa du woon dem leen fa jàngi alxuraana dem leen jàng seen xadis non dem leen nouvelle technologie gis nga imaam wax na sànq lu am solo yonente bi muy wax ci wàllu mbas mi nii yu demee noonu période d'incubation bi yëpp xamoon na ne jamono fii la jëm moom sallallahu alayhi wa sallam gisoon na lépp kon bu ñu joxañee loolu kon jullit bi tey mooy li nga junjoon sa njëlbéen nga nitu daara bi donc warul am complexe yenn yi dafa war a taxaw fis ne mankat nii laa mel te da ngay am source yoo xamante ne ku la si fekkul rek boo moytul du la ëpp wéeruwaay muy alxuraan muy sunna macha allah su ko defee nag nga dëppale ko nag xam-xamu jamono
xam-xam bu ñun vraiment noonu la ñuy doxalee su ko defee ñoom macha allah am na fa ay techniciens yu fa nekk ñoo ñuy jàppale ci yooyu ba même boo leen gisul sax di nga mën a sooxal sa bopp dem parce que orienté na parce que diine moo toll foofu parce que jamono bii tey loolu buñ ko mënul woon tey duñ mën a waxtaan ak ñoom da ngay tëj jàkka yi ne rab kon ñëpp war nañ ci profiter aussi di def lu mel di waxtaan ak doomu aadama yi à travers li ñu yàlla may ci ay jumtukaay loolu yëpp ci ay xéewalam la ñu koy sant yàlla subhanahu wa taala kon daal ñun daal dañu gis ne tijji bi daal loraange yi comme mu ngi fi ñu bañ a yàkkamte rek ñi gisee ne ñoom war nañ ubbi ñu ngi leen di ñaanal aussi matuwaay yàlla nañ góorgóorlu ba jël ko état aussi na leen accompagner parce que ñoom it li ñu bëgg mooy lu baax rek wax dëgg yàlla kenn bëggu si safaan te réew mi fi mu toll nii aussi tegaat état loo xam ne parce que dañuy wax wolof day wax ku sa mbootu matul xaw ma doo yokk parce que vraiment li mu yanoogum rek ak diisaay gi ni mu toll buñ ci bëggee yokk gis nga problème bii mooy problème école yi gis nga ko ubbi gi tey indi na jaaxle ci parents d'élèves yi parent nga parent la parent ku nekk yaa ngi xalaat ndax da nga bàyyi sa doom mu dem école parce que la mu fa mën a jëlee mën na ko indi sax ci kër gi dëgg la ñu moytu ko dëgg la imaam mbokk yooyu nga waroon a bokkal waxtaan wi leen di wax nii télé bu mag bu soxlaa nag télé bu mag bi comme moo soxla waaw moo tax ñu may tam nga ñëw fii wallaay dëgg la jërëjëf bu jinne soxla Dakar ku yéeg daanu jërëjëf imaam jërëjëf mu ngi daanu xam nga kàddu yi am na solo islam aussi dañuy wax ni daf di religion buy adapté wu macha allah mais aussi dafa am loo xam ne daf ci sew trop ñu koy bàyyiloo xel nit ñi di wax souvent li nga xam ne yeesal la ci maanaam innovation di ko moytu est-ce que l'islam prévoir na bu ñu demee ba situation yoo xamante ni parce que julli liñ ci gën a xam mooy raj-rajloo taqaloo dañ koy wax sax mbagg ak mbagg xoolante leen ci julli gi la bokk waaw léegi est-ce que mën nañoo dem ba imagine situation pour adapté wu ba loolu du nekk est-ce que war nañoo yegg ci loolu ba di julli ku nekk taxaw à 1 kilomètre sa morom ñu ne loolu kay bu naree am gàntal ko gënul wax dëgg yàlla bu ko nit ñi laajee état jox leen ko léegi ñoom ñoo jël seen responsabilité jërëjëf te jàkk yi dama lay wax ne les plus grandes institutions académiques du monde musulman dañ ci ànd al ittihadul alami li ulama muslimina docteur Qaradawi jiite ko dañ ci ànd daarul ifta bi misra dañ ci ànd wallaay jërëjëf kaaba ga moom lañ njëkk a tëj biñ ko tëjee sax am na mbootaay bu nekk fii man santoon nañ ma bind ci benn rapport feeñal ndax loolu dëppoo na ak l'islam wala dëppoo na ak l'islam masha Allah donc loolu kon damay faral di wax ne man xam nga man mosuma dem palais mosuma bokk ci benn parti politique dégg nga mais damay toog ba si yàgg ma ne dañuy xalaat Macky Sall moo tëj jàkka yi wala l'islam a ko tëj ak ay borom xam-xamu l'islam ak ay autorité yi ma wax yaakaar naa ne Kaaba ga lañ njëkk a tëj ak jàkka yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak al ittihadul alami li ulama al muslimina léegi nag bu fekkee ne itam waxtaan ak diisoo ak itam état bi bàyyi xel li mu bàyyi xel indi na ñu ne nañ ko ubbiwaat googu kenn booyalu ko déedéet kenn booyalu ko kon itam li nga wax rek moo ci am solo ku jël ne da ngay ubbi na ngay jël say responsabilité li mu laaj ci ñu ne jàkka ji war nga fa def fu nit ñi di raxasoo war nga fa def poubelle pour boo raxasoo sa kii yi mouchoir à jeter yi nga fomp ci sànni ko ci poubelle yi war nga fa def ba ci sax li ñuy wax tapis sijaada individuel kuy ñëw indi sa bos sijaada individuel da ngay indi sa sijaada nga xam ne doo ko teg ci tapis yi pour éviter li nga doon wax kon mesure yooyu ak matukaay yooyu ku ko mën a jël nga gis ne ubbi jàkk itam wax dëgg yàlla jullit moom li mu bëgg fi muy xolam di féexis lu mel ni weeru koor wallahi dëgg la wallahi muy dem ci jàkk wallahi di jàkkaarloog nit ñi di saafuwanteeg ñoom mais lii yàlla moo ko indi te l'islam diine dañuy wax ne l'islam dafa am caractéristique diine réalisme la masha Allah tey xolal ma koor gi ñi nekk dafa ne soxna si bu jàppee ne dafa wann lor donte mën naay woor
mais yaakaar na ne koor googu mën nay lor wér gu yaramam wala mu lor wér gu yaramu li nekk ci biiram réalisme bi nekk ci l'islam daf naan ko bul woor jërëjëf loolu dafa leer nañ léegi bu fekkee ne justification yëpp am nañ ko ci niveau autorité islamique qui font autorité en la matière yi gën a kowe am nañ ko malgré tout ça ñu ne ñun ubbi lañ bëgg ñu may ñu ko kon nañ jël suñu responsabilité te ku jëlu sa responsabilité luy loru bu ci jógee ko yow da nga am bàkkaar c'est lu wér wallaay dëgg la mais bëgguma rek ñu wékk ko ci sa diggante ak sa borom parce que mbiri àdduna non parce que àdduna la ñuy waxtaane xëy na atte ba dana am waaye nag àdduna lañ ne fii bëgguma fee loru ba par naa nit ki bàyyi naa la ak yàlla c'est-à-dire parce que lor gi loru tey la loolu ëllëg la ci loru àdduna la loolu moo tax est-ce que bu ñu jógee ci lii sañuñu ko xëy na am na nu ko war a war day wax ji dañuy faral def ay états généraux ci lu bari fii ci biir réew mi am na loo xam ne aussi quand même war nañu toog waxtaanee ko ci li nga xam ne mooy suñu pas-pas ci diine ji bu ñu waxul benn kàddu aussi est-ce que ñun suñu diine dafa wute ak ni mu bindoo ci àdduna bi mais li nga wax am ay kilifa yu ñuy wuyoo est-ce que mais loolu avantage la woon avant li nga wax noonu man bu ñu naa la ko ci tàmbali bi dafa am question yoo xam ne il faut état dugal ci loxoom si lu wér bu ci état dugalul loxoom pëcc xaw may am état bi il faut mu am mat ga am responsabilité am mais ñeneen ñi itam il faut ñu am itam xam ne nii la war a tëddee surtout ci biir l'islam yaa ayyuha allazina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum ceux qui détiennent le commandement na ngeen leen topp yàlla topp yonent bi mooy dafa am question yoo xam ne ñoo ci am expertise ñoo ci am compétence dañ leen koy bàyyee ñi géreel ñi ko yow fi ñu tollu tey bu fekkoon ne sax waxoon naa ko gars yi ma ne leen yow boo doon julli ci jàkka ñu tëj sa jàkka te yow tëjuloo ko tiyaaba jëla yàlla daan bindal jërëjëf balaa ñi koy tëj dafay continuer di la ko bindal wallaay dëgg la ndax tëj kese moo la tee dem waaye sa yéene loolu amul jarul yenn coow yi bu dee ñaar ak tuub mën nañ ko def suñ diggante suñ bopp loolu question yooyu may junj na dama ci caba xalaale mbiru weer wi ci Sénégal loolu rek moo ko compliqué état moo ko waroon a jël en charge je dis que l'état post-colonial a été animé d'un complexe face à certaines questions post-colonial colonialiste ba mu fi nekkee doole jooju l'islam jox ko daf ko daan jëfandikoo di woorlu ñëpp di dagglu ñëpp coow amul te fiqhul islam man je suis spécialiste du droit islamique daf ne xukmul xaakimi yarfau alxilaaf wallaay dëgg la mbiru weer ak mbir yoo xam ne nii état bi c'est l'état qui est interpellé moom moo war a wax su waxee bu àttee ñëpp a war a ranger wu parce que dañ ne gis weer internationaliste moo am ak localiste léegi nag ñooñu bu ñu wutee xukmul xaakim yarfa'u al-xilaaf gouvernement moom moo war a créer aussi ay organes yoo xam ne nit ñu am compétence waxu nag Sénégal nga xam ne dañuy njëkkalante lépp jërëjëf loolu mooy problème partout il y a des personnes alimentaires effectivement il y a des imams alimentaires il y a des oustaz alimentaires nan ngay comprendre man dem naa Égypte 2008 dama bindoon benn livre ñu édité ko sur le dialogue islamo-chrétien ma dem benn dëkk bu ñuy wax Mit Zafir yow xam nga Rida Alhaji Rida Alhaji Res foofu la dëkk seen dëkk maa fa dem ñi dalal ma ay intellectuel may wax ak ñoom mais bokk na ci mbooloo mi koo xam ne inspecteur des mosquées la macha allah
mooy dafa am formation bi dafa jàng dañ ko ci préparé. Sénégal fii da ngay njëkkalante rek. da ngay njëkkalante rek. ci jàkka yeeg jumaa yi fu nekk. kon kay état généraux yi moom. moo war a am léegi état moo war a créer ay organes yoo xam ne nii itam. mais pëccëxoo bi am Sénégal pëccëxoo bi am Sénégal du am ci organes yooyu. du ci am jërëjëf du ci am. mu ngi mel ne tey bu lay jël nga nekk professeur d'arabe wala nga nekk instituteur. da ngay am diplôme bi nga war a am. ñu formaliser ko. ñu defal la concours. ci concours boobu ngay nekkee instituteur wala nga nekkee professeur wala leneen. mbiru diine ji itam. buñ ko bëgg a jaarale yoon. il faut ñu formaliser ko. pëccëxoo bi il faut ñu wàññi ko. buñ ko wàññiwul itam. bu état bu jëlul responsabilité am ci wàññi ko itam. man dama doon xam nga gis nga bi état tëjee jàkka yi nekkul tëj jàkka yi ci laa kontaanoon. en tant que tel donte xam naa li ma xam. ci aspect préventif bi nekk ci l'islam. dama ne ku ci d'accord ku ci d'accord mais man. le fait que état jël responsabilité am. loolu rek dara man loolu moo ma kontaan la woon. parce que dafa am question yoo xam ne. bu ci état jëlul responsabilité am. pëccëxoo bi dafay am moo ngi affaire weer wi mooy affaire weer wi ci Sénégal mooy affaire weer wi ci Sénégal parce que buñ ku ci nekk islam dafay encourager quand même l'effort d'interprétation yow mi gëstu ci weer wi ci côté astronomie l'islam daf lay encourager yow mi gëstu ci weer wi ci côté position internationaliste bi l'islam daf lay encourager yow mi gëstu ci weer wi ci côté local l'islam daf lay encourager mais dafa am nag attitude yoo xam ne bu teewee dañuy bàyyi ku ci nekk sa interprétation bopp ñu daje ci digg bi am na ku ñuy wax Jamal Sultan téere bu ndaw bu mu bind téere boobu dama ciy dellu lu bari ndax dafa am solo daf ci analyser divergence ci l'islam ak nan lañ koy gérer mu ne am na question yoo xam ne bu ñëwee am nga droit garder théoriquement ce point de vue am droit di ci woo nit ñi mais amuloo droit wu li mboola mi communauté bi autorité yi am compétence décider nga ne man sama point de vue bi ci laay jàpp duma ci ànd loolu mooy anarchie macha allah loolu anarchie du doxal dara du baaxal dara li maa la ko wax mais imam dafa ngeen introduire loo xam ne nii quand même gis nga suñu constitution yi yu bari ci yi ñu wër inspiration beeg loi 1905 bi nga xam ne nii moo ko tënk dafay prôner quand même séparation l'État ak l'église bu ma nee ak l'église mooy ak diine parce que ci la ñu inspiré wu effectivement bu ñuy yow notion bi nga dugal mooy déedéet séparation déedéet yilif leen ñu loolu laa ci dégg non parce que dafa am question yoo xam ne dugal leen ci seen loxo dafa am question yoo xam ne bon c'est le rôle régalien de l'État qui doit intervenir effectivement même doon ci diine la parce que l'islam même dafa joxe état bi loolu du fayitu autorité religieuse bi ci bañ a mën a jubal bañ a mën a doxal ci li ko nit ñi war a topp non parce que dafa am question yoo xam ne nii itam du ñu wax sax seen fayit la daal mais man dama jàpp ne bu ñu déggatoon jàngatu l'islam ñun population yi ak état bi wax naa la ne la état colonial bi loolu la doon def c'est vrai da nga wax la laïcité Diderot doon na ko wax la séparation française comme celle d'autres séparations est une production historique et sociale le camp catholique l'a produite aussi bien que le camp laïque yooyu yeneen circonstance la yu amoon feneen mais mooy dox ba léegi yeneen feebar la yu amoon feneen yeneen jàngoro yu amoon feneen am na médicament yu war a mën a faj fa mu xewee woon fi feebar boobu amoon nag ñoom bu dee gëm ñooñu yóbbu na leen ñu ne médicament ba fajoon ñele rek la ñuy jël ñooñu dañuy faju ñoom ñu dee wallaay dëgg la ndem loolu bu fekkee ne mu ngi fi sax warta nekk empêchement ci yenn question yi état bi daf ko war a jël en charge dafa war a jël ay war naa la ne la autorité coloniale am na question yoo xam daf ko daan jël en charge effectivement waxuma la du ñu woon julli tax wallaay dëgg la du ñu woon julli tax du ñu woon julli en plus forte raison kon ñoo xam ne nee nañu ay jullit lañu c'est vrai laïcité wax naa la Diderot li mu wax donc
elle est le résultat d'ensemble d'actions et de réactions dues aux différents groupes en présence selon les termes de Diderot. Donc kon buñ ko jëlee jéggaani ko itam mais il faut ñu yokk couleur locale. Il faut ñu dëppali ko suñu réalité. maa ngi sant ku mel ni docteur Cheikh Gueye. bu secrétaire général cadre unitaire de l'islam. loolu lay wax. laïcité buñ ko mënta jëli déjjati ko sànni ko itam du jour au lendemain. wala nit ñi nanguwuñ ko wala seen commission idéologique nanguwuñ ko. mën nañ ko doxalee doxalin woo xam ne. dañ ci bàyyi xel suñu couleur. wallaay dëgg la. parce que boo waa dégg laïcité déggin woo xam ne bu baax la sax parce que laïcité à la France ni ko français yi déggee bokkul ni ko américains yi déggee américains yi ku nekk xam na ne question wu diine seen président yëpp ay fondamentalistes yi lañ commencé à Ronald Reagan George Bush ki ma xamul ci tendance boobu moo doon kii noir bi Obama mais ak l'actuel président c'est un intégriste non dama la bëgg a wax ci suñ bos laa bëgg a wax xam nga li ma bëgg a wax foofu mooy laïcité bi nga waxoon dañ koy jàngat selon les couleurs locales. Donc waruñu jël naka tubaab ba déggee naka tubaab ba di dundee naka tubaab ba gisee surtout français bi ñun ñu indee ko noonu kon boobaa danañu gaañ dana yokk suñu pëccxoo bi wallaay dafa am loo xam ne am na état yu nekk laïque comme lu mel ni Turquie comme lu mel ni Turquie wala yeneen réew mais ñoo ko jël en charge parce que naturellement état moo ko war a jël en charge bu ko état jëlul en charge man ni ma ko interprété laa koy doxalee kii doxee ko ni ma ko interprété su ko defee coow li di interprétation yu dëgg la am nañ ci droit mais jël matukaay bu jotee li Jamal Sultan état moo war a analyse am benn attitude moo war a am ci yenn questions yi waruñ ci am lu ëpp benn attitude dama war a sacrifier gis nga Abdullah ibn Mas'ud daf doon wax ne alxilaafu charrun wutee musiba la wallaay dëgg musiba la donc wutee surtout foo xam ne dañu waroon nekk benn léegi nag sacrifier parfois ay ego parfois ay leadership parfois yu bëree bëri loolu itam ñun population yi itam dañu war a sacrifier yoon dañu war a sacrifier loolu. imam déedéet foofu da ngaa xaw a ni ko xale yi yomb da ngaa sàcc film bi. parce que quand même da ngaa wax ji mais. ci mujjanteel bi. ma yàq ko waaw da nga koo xaw a yàq tuuti nga baal ma rek da nga ko xaw a yàq tuuti. parce que mën laa ko yàqee. su ma ko mënee réparer boo tuddee boo waxee ni dañu war a sacrifier leadership. oui. ba pare nga delloo ko ci askan wi. leadership boobu kay du askan wi li parce que ñiy waxtaan ba xëy na déggoo du am. ba nga ne dañuy war a sacrifier leadership. du ci mbooloo mi. leadership bi ñi ko war a sacrifier léeg-léeg bés lu leen neex ak lu leen neexul ñu muñ ko. bés seen xol. d'accord ak seen i ñooñ mu ngi mel ni yéen imam ngeen di waxtaan. leadership bi imam Sango Saybatu Cissé mii xam nga ni dana la nangul. bu santee Cissé dana mën a wàccee boppam nangul la. waaw kon kay bul delloo yëf yi ci askan wi. delloo ko ñi nga xam ne ni ñooy leader yi. parce que ñoo incarné leadership bi am déet. nga xam nga su ma waxee askan bi. maa ngi ci na mu ñu nekk ci biti état bi. parce que ñooñu leader yooyu aussi en même temps ay citoyens lañu. waaw mais leader yi. ay citoyens lañu mais xam nga ne wax ji moom ñoom ñoo ko moom. ñoom ñoo ko moom. dañu war di sacrifier. gis nga bokk na ci les règles générales de la jurisprudence islamique. règle buy wax ne. al xuruju min al xilaafi mustahabun. macha allah. loo mën a sacrifier. loo mën a def. ba divergence nga bokk ci ñi koy arrêté ñi koy dakkal. ñi tax du am. loola dañ ko sopp nañ dañ ko bëgg. parce que bu dul loolu anarchie mooy am. te yàlla dafa wax ne. wala tanaza'u fa tafshalu wa tadhhaba rihukum benn anarchie bi bu amee. gàcce lay doon. du rafet. ba day lor sax économie réew mi dama ne man su ma doon état dama jël matukaay. ñaari julli tabaski du fi am. mën na ko te moom rek ko mën du fi am. non Abdallah li imaam wax dëgg la. koo xam ne nangu ànduloo ci. bu la neexee nga bañ a rendi nga bañ a
julli wala ci mbooloo fu mu mën a doon. mais def ko nag publiquement du am. ak joxe feet. dëgg la benn rek moo benn effectivement mooy li mu wax rek. Abdallah état moo war a jël ay responsabilités. mu ne alxuruj min alxilaafi mustahab ñi jàng sharia yëpp. wallaay. comme man. xam nañ ne qaayida boobu qaayida bu am la. effectivement. dañu wax ne dafa benn nit ñi. ça s'inscrit dans ce qu'on appelle les visées générales de la jurisprudence islamique ñi bennoo. visée la visée moo gën a fort. benn texte. benn texte mooy nga ne benn hadis. wala nga ne benn aaya. wala nga ne benn téere. mais visée. mooy loo xam da ngay jàng texte yu bari hadis yu bari aaya yu bari. ñu koy dëgëral di ci wax. loolu moo gën a dëgëral sax. te bennoo yi ci yenn attitude yi. du texte mais visé la. imam kàddu gi dina mën a sax ci kuréelu kilifa yi imam yi wala kilifa diine ci. état dugal loxoom ci. lu jëm ci mel ni ki woor. ñu ne bés bi la ñuy woor. point wala bokk woor yi sax moo gën a yomb. parce que woor gi moom. ku nekk mën nga woor bés bu la neex te kenn mënu ci dara. mais woor gi ñu ne publiquement moom. lii lañ jàpp ci julli gi. bés bi la du beneen. wallaay loolu moo gën parce que après 60 rek la fi loolu commencé. mais avant loolu amul woon wax na la ko léegi temps colonial benn bés moo fi am mais état fi ñu toll nii rek ñooñu nekk ñoon ay jullit mais ñi ay jullit lañ ñooñu war sax mën dimbali ñooñu gis nga même ñoom bu tabaski jotee wala korité dañuy gêné wu fan lañu jëm. est-ce que diine ji nangu na ko leen di parce que dafa mel ni dañuy siisu léeg-léeg boo ci bëggee dugg sax. ñu wane ni non ñun. mais yoonu maam wala Abdallah non man moomuma diine ji. Imam Assane moomul diine ji. mais état mooy imposer ne nangam mais kenn moomul diine ji. mais les xalif généraux même ñi nga xamante ne am na fu ñu leen teg moomuñu diine ji kon am na foo xam ne bu ñu fa tolloo te ku nekk yaa ngi jiima seet porox ndoll noo def te pëccëxoo bi moo lay gënal état mooy taxaw nag jël yëfi ne man maa fi ne mais responsabilité am la ci état mu taxaw. su waree nooyal mu nooyal nangam mais su waree dëgëral dafay fëgg si taabul ji ne lii mooy am kenn du ko jalgati mais boo xoolee ci couvre-feu bi xale yi doon génn 20 heures di gars yi. xoolal bi gars yi génnee rek mais ñëpp dañu rangé wu mais état noonu la am na foo xam ne boo fa taxawee da ngay dimbali aussi sa askan parce que ay jullit lañ ñoom ay jullit lañ gënuñu leen nekk ay jullit. mais kon nag mais nañ ñu dimbali aussi jël seen matuwaay pëccëxoo bi dafa bari. ku si nekk da ngay yaakaar na yow rek la yow yaa war a wax yaa gën a dégg yaa gën a nàngam imaam wax na la ko léegi mais ku si nekk dafa am domaine boo xamante ne ci loolu nga màcce woo yow loolu nga man mais li muy wax daanaka da ngay man benn xadis rek qaala rasulullahi bëgg a def ay ifta yoo xam maari day taali mais loolu réew mi fan la jëm ci pëccëxoo la jëm mais il faut que yooyu bu amee état nag mooy jël ay matuwaayam xëj na même bu ñu tolluwul ci ku laa nekk nangam ci imaam gën a gox état nommé la foofu bu ñu eggagul foofu waaye même mu encadré leen di leen dimbali yombale leen seen i mbir nit ñi aussi am modestie boo xamante ne vraiment kii la ëpp compétence ci domaine sangam nga bàyyi ko ak moom mais bu ñu demee nag ba Sénégal xam nga maslaa bi mooy il faut que état rek moo mën a taxaw jël ay responsabilités am état rek moom moo ko man te loolu feeñ na ci fan yi tëj leen kenn hésité wul kon nag loolu moom rolam la ci koor yi ci tabaski yi dafa war a taxaw ax ci yeneen donc du lu la neex rek nga taxaw wax ko ci diine même yi ñuy wax sax di léeg-léeg indi ay fata yoo xamante ne maar day taali perturber askan wi jaxase leen loolu sax waroon na man dañ ci réew mi nga indi benn masala fiqhiya nga ne kii kat mu ngi ci conseil bi ñu ne imam Assane lépp lu farot moom am na commission bu ko wër su ko defee ñoom ñuy def ay ifta kaneen noonu mais fii lu neex waaye mu wax lu neex waaye mu def état bi moom day sëgg rek mais yooyu aussi mooy feeñ ci réew mi donc bu ko defee nag ku si nekk da ngay yaakaar ne ñëpp dañu war a suulu yow rek yaa war a mën feeñ mais amul njariñ te loolu du diine état daal man daal na jël ay responsabilités am Abdallah foog mu jël ay responsabilités dimbali ñu aussi parce que lii xew neexuñu en tant que ay doomu aadama en tant que ay citoyen en tant que ay jullit ñuy uute ci yenn yi wax dëgg yàlla neexul donc daal mën nañ am loo xamante ne mën nañ ci dëppoo bu ñu dëppoowul nag état taxaw ne nangam
waaw tey nag dama amoon défi suma réalisateur dafa ma waxoon 45 foog ñu pare jot na mayoon naa ko vraiment kontaan naa am Assane waaw dellu jàmm macha allah say bat ma xam naa ni comme soriwul dog du ko fekk ci yoon yàlla defal ñu ñëpp jàmm wóolu naa ko côté boobu dana fexe ba dog du ko fekk ci yoon macha allah yëkkati feebar bi mu gën a gaaw ñu ngi leen di gërëm di leen sant vraiment ñun ñoo leen di gërëm yéen TFM vraiment di remercier ñëpp fàttewuñu kenn soxna Awa El Hadj Assane ñu ngi leen di siiru baax si coono bi ngeen di daj pour askan wi si sensibilisation ñuy ñaax rek aussi délégué de quartier yi ASC yi bàjjenu gox yi ñoom ñëpp nañu jàpp ci gox bi parce que président junj na loolu mooy gestion communautaire bi aussi ku si nekk rek jàppal da nga ci war a am loo ci war a def bàjjenu gox yi dama am ak ñoom contentieux ah bon ndax bàjjen Ndeye Fatou Diallo présidente nationale des bàjjenu gox fii la ñëw ne ñoom bàjjenu gox yi xajuñu ci coronavirus bi may nañ ko une semaine dinañ dugg ci gox yi cas communautaire yaa ngi nii di gën di waaw yéeneem la mu ngi ci incha allah waaw ndaw la rek luy dox su matee rek dina dem su ko defee daal Sénégal daal nañu gën boole xol yi nañu gën nekk benn yéeneente jàmm yonente bi salaam yooyu yëpp junj nañu ko di leen jaajëfal daal te di am mbégte moo xam ne wax dëgg yàlla mooy ma ñëw daje fees sama soppe sama wëllëre moom dañu bokk aw yoon woo xam ne macha allah te vraiment nawloo nañ xam-xamam macha allah imam sama soppe la soppe ñëpp la daal moom xale yi di wax fii la ëppee imam jotuma dugg ci taxi yi mujj du fi xaj parce que vieux nee na jeex na macha allah taxi bu mujj bi da nga doon jéem a xaw ma pour dalal xel yi la xaw ma da nga ne woon ñu ngi ci fin bi. way xam nga texte boobu dafa basé en 30 secondes. parce que imam dafa bind. article scientifique ga mën nañ ko ko nangul mu teg ko ci dalil yu wóor. dalil yu wóor macha allah yëf yi léegi mu jeex. imam ba wàccoo sa ànd bàyyil scientifique rek. déedéet en 30 secondes imam. donc li may njëkk a waat article bi sax man binduma ko. dama ko présenté. d'accord ok traduire ko en français. bi ko bind scientifique la prédicateur la. dafa jàng ay épidémie yu bari à travers l'histoire mu déduire ci ne chaque épidémie a une durée diggante 3 mois ba 5 mois. macha allah. yàlla bu mu mat sa 5 mois. yàlla bu mu ko mat bu joxe ci kaawu Chine mu ne fu mu njëkkoon a feeñee. léegi am na accalmie. macha allah bu jàpp ne en Europe. d'ici 2 mois. accalmie boobu dina am foofu. alhamdulilah même cas yu yokku yi. ñaare nature épidémie balaa muy wàcc. day dem ba ci point culminant bi mu door a kii. soo demee maa ngi la doon wax Ibn Hajar al-Asqalani joxe na ci benn boo xam ne benn bis 70,000 personnes dee nañ effectivement. mais une semaine lañ ci teg l'épidémie ba wàcc. macha allah looy tam lu jar a xam la. jërëjëf macha allah ñu lay gërëm bu baax. alhamdulilah imam Seybatou Mbaye jërëjëf ñu ngi waa Scat Urbam yëpp. jërëjëf ëllëg incha allah beneen jotaay. macha allah jërëjëf.